Diaw yàgg nga ak Aïssatou nag mais moom nee na comme dafa bëri ay plaignant dama koy bàyyi rek mu nuyoo dalal Aïssatou Diop Fall Niang ñu ngi lay nuyu di la dalal ci info du matin. ma leen fay bu baax Fatou tey moom c'est avec un très grand plaisir partagé. vraiment gën naa fi nag. waaw dafa naa parti bi moom su ma bu ma demee ba ñu njëkk a déglu ma ne dama ñëwaatal waaye ba ma fi gëjee daal ay at a ngi nii ma gëj fi lool samay rakk rek ñoo fi nekk nag kii moom dafa yabaate waaye maa ko jur kii premier stage man maa ko signé validé ko formé ko waaye dama bëri ay plaignant fii ay plaignant laa bëri du ma ko tontu dama yeewu nga du fajar mais jaral ngeen ma ko nag sama rakk ji jaral na ma ko yow tamit ak sama yaay ji toog moom tamit waaw moom tey dama xay yaru ndax dana am ay contentieux mais dégg naa jubóo bi biir na de waaw ci jubalu sama kii jubalu Chérif def dox na tànk jàmm foog ñu célébrer ko mais kontaan naa vraiment initiative bu rafet la Fatou merci ndax gis naa ne seen grille de programme bu bees bi dama ci gën a neex mooy dañoo dooleel information tout à fait waaw tey fu réew mu toll nag loolu la ñu soxla waaw bu ñu fooyee ba pare bu ñu déglu information ba pare ñu yàggaayu divertissement mais fu réew mu toll nag danoo soxla yu mel nii te heureusement ba nga xam ko rëdd nag programme yi waaye ka ko rëdd daal ku jara bravo la macha allah tey yu mel nii nag dañ lay ñaanal yow tamit dégg naa léegi nga xaw a kii tuuti mais daal di la noo vendredi daal soxla nañu nga toog fii daf sa sañse bu baax waxanteeg àddina loolu dafay jëmmal jigéen te kii sama yaay ji toog jigéen la bëgg merci beaucoup Aïssatou Diop Fall kàddu yi rafet na ni mu ko defee saa su ne xam nga maa ngi naan leen Aïssatou nag moom matinal fii def na ci liggéey bu am solo te itam ku wax lu jëm ci wàllum journalisme ak soxna yi ci seen taxawaay tudd ko ndax gis nañ ne bokk na ci jigéen ñi nga xam ne dañoo takk seen digg doole li nga xam ne moom mooy soxna yi ci wàllum média mu am nag touche bu am solo bu mu ci apporté Aïssatou moom ngeen di àndal nag dibéer bu jot ci télévision Futurs Médias ci face to face waaye nag tey moom exceptionnellement dañuy waxtaanee ci chronique bi ci kanam tuuti lay doon Chérif dañuy dalal honorable député Aïda Mbodj moom it ku ne xam na ko ci langue politique gi muy nag liggéeykat bu am solo honorable ñu ngi lay nuyu di la dalal tey xam naa ni waxtaan bi ak diggante Chérif Cheikh Tidiane Aïssatou moom du yomb wér nañ gànnaay mais il faut ñu wax ci actualité waaw ñu ngi lay nuyu di la dalal honorable asalaamaaleykum Fatou maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu waa groupe Futurs Médias yëpp di nuyu itam sama rak Youssou Ndour fudul fii sax dama koy nuyu waxuma laay nag bu ma ñëwee ba fii ndax li muy liggéey yëpp di leen nuyu ne yéen yëpp di commencer par sargal la sargal Aïssatou te di leen encourager parce que yéen a ngi jaar ci tànku ñi leen jiitu ñoom Soxna Dieng Ndeye Rokhaya Mbodj ak journaliste yu mag yu jigéen yëpp nga xam ne ñoo def fierté Sénégal def fierté jigéenu Sénégal parce que li sëriñ bi waxoon rek jigéen bu góorgóorloo rek far gën góor di gërëm itam doom yu góor yi nag ñoom xam nga ñooy suñuy xarit dëgg la ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax Chérif Cheikh Tidiane sëriñu ñëpp di leen ñaanal di ñaan tam yàlla na continuer di rafetlu nag liggéey bi ngeen di liggéey vraiment di ko rafetlu surtout matinal bi gis nañ ne daal groupe Futurs Médias moom nelawu leen jërëjëf xel dafay dal honorable Chérif dafa mel ni honorable dafa fàggu ne ci mbas mi xam nga loolu la ñuy xaar nag ci parlementaire bañ na ko ba sax dafa indaale maskam ba noppi waaw man ko ak yére bi dama ñëw rek gis ngeen déconfiné nde man yére yeeg masque bi ànd te masque bi moom daf ma ñor damay insister lool pour wax leen ni lu ñu déconfiné nañu takk masque yi geste barrière yi nañu ko def bu ñu fàttee gel bi maa ngi doon laajte sax ñu ne ma vente gel bi baissé na warul baissé nañu continuer di raxasu di def gel bi di takk masque yi. très bien parce que masque yi moo ñuy confiné. masque yi moo ñuy confiné. da ngaa stylé quoi gis nañ mu. waaw man nag noonu laay def waaw man moom noonu laay def waaw. rafet na macha allah te itam li ci gën a am solo rek moom mooy takk masque bi te xam nga da koo kase nag comme ni ko Chérif waxee. waaw yére yi ak sañse bi. waaw depuis bi affaire bi amee ba léegi daal yére yi dañ koy booleeg masque. waaw boo ñëw rek jaw ci sa masque. mu ngoog am na solo mi ngi noonu honorable Chérif ñu bàyyi la ak Aïssatou Cheikh Tidiane ñu dugg ci chronique bi laata ñuy dem ci waxtaan ak honorable député. jërëjëf Fatou ni nga ko waxee noonu la ginnaaw bi ñu dalalee soxna Aïda Mbodj dalal Aïssatou Diop Fall wax na ko donc mu ñëw fu mu xam. li tax ñu woo leen nag tey ay soxna leen fi invité parce que ni ñu ko doon waxee sànq ci débat public bi ak cadre yi nga xamante ne ñu ngi ko fiy dégg. mu ñaaw lool te li ci gën a remarqué mooy ñaaw googu yëpp dañ koo jëmale ci jigéen. te
jigéen nekk suñu yaay gis nga leen ni taxawaay yi nga xamante ne taxaw nañ ko ci Sénégal taxaw ko ci àdduna bi ñun ñëpp jigéen nañu jur donc bu ñu déggee loo xamante ne jagleel nañ ko tudd ci jigéen il est important que ñu indi ay jigéen ñoom it ñu joxe seen xalaat ci li nga xamante ni moom moo xew rawatina rek kon liñ fi dégg moom moo tax kon Aïssatou ci wàllu média wax nga ko parce que Sénégal moom mooy bokk na ci jigéen ñi raar ñi nga xamante ni déjà dañuy am émission yu mag ci wàllu politique di dalal ku nekk fii ci réew mi di leen waxtaane li nga xamante ni moo jëm ci réew moo tax ñu bëggoo ci débat boobu leen bëgg sax Aïssatou première question bi mu joxal ñu ci analyse ci li nga xamante ni mooy injure yi kàddu ñaaw yi nga xam dañ koy dégg rawatina yow en tant que jigéen lu mu lay def defe naa Chérif en tant que jigéen ak surtout sax citoyen ndaxte damay dégg olof yi di wax naan jigéen moo ñu jur jigéen moo ñu jural te jigéen la ñu bokkal et pour man ñun jigéen ñi dañu sexe faible bu ñuy woowee depuis vraiment les temps immémoriaux sexe faible boobu defe naa ne lu xewi la mais dafa am ñoo xam ne ba tey dañuy oyofal leadership féminin dañ koy oyofal ba tax na lu gën a yomb si ñoom mooy saaga jigéen c'est vraiment la solution de facilité te dañuy fàtte nag ne en saaga waa jigéen en réalité seen bopp la ñuy saaga et pour man Moustapha Cissé Lo moom ci boppam defe naa ndax ñu ñëpp ay nit lañu nag ndox la ñuy defaree deret yax ak yàpp yaakaar naa bu dégluwaatee boppam dana wus dana am kersa ndax moom rek jigéen moo ko jur mais ni nga ko waxee rek xam ne soo xoolee ku nekk sa waajur bu jigéen ngay gën a fonk moo tax ku la bëgg a laal moom ci foofu la lay attaqué loolu la mooy li nga wax li ma wax lii ba pare moom jigéen moo ko jur mu jur ay jigéen jël ay jigéen def leen ci këram ñu juróol ko ay njaboot moom war na am gàcce doom ya mu am ak jigéen war nañu am gàcce jabaram yi war nañu am gàcce ndax bu saagaa yaay jaamu rek saaga na waajuram saaga nañ saaga dafa doy waar surtout na nga jëm ak jigéen ndax jigéen c'est la famille de manière générale jigéen mooy famille kon pour man dafa nekk loo xam ne lu ñu ndax la preuve mooy lu tax mu am indignation collective bi c'est parce que anam ndax tàmm nañu ñoom dañu tàmm saagante ñoom seen parti bi ay mattante gajante loolu dëgg naa defe naa ne du scoop si ñoom mais si solo tamit el pistolero bi ni ñu koy woowee du nekkul loo xam ne lu mu usurpé la mais defe naa ne anam bu mel nii ñu ko déggee ci fan yi wax dëgg yàlla man de yàgg naa ko xam mais nu mu wàccee daal ci suuf doy na waar te man Chérif bu ñu jógee ci analyse bi jàpp naa daal ne am na tamit dama ko xaw a yërëm tuuti dafa ànd ak sagoom nga waaw man dama ko xaw a yërëm ànd ak sagoom loolu dégg naa ñu koy véhiculer journaliste nga comme man dégg ñu koy véhiculer et il paraît que actuellement sax yaramu dafa sutante ndax xam nga ku ne xam ne Cissé Lo du bàyyi weer ci benn fan déggoo ko mu wax souvent bu amee yu mel nii moom bu waxee sa doom yi génn di wax mais déggoo doom yi di wax démb loo dégg benn doom moom mi ngi def médiation kon xam nga fi kon changé na mais li ma gëm man mooy am na tamit il faut ñu xool bu ñu fàttee saaga yi rek nañu xool nekk ci ginnaaw ndax Sénégal tamit dafa am léegi lu mu baaxoo mooy ku bëgg a rey nit rek jëlal ko lu gën a ñaaw audio seen moo tax man dama ragal ay affaire WhatsApp yi mu néew ma ci ndax ku bëgg a rey kenn rek sama genre nga xam lu ma neex laay wax léegi man ku ma bëggoon piège si WhatsApp moom duñ man dinaa yàqu ba yàgg ndaxte moo tax ma ragal yooyu kon ni ñu ko génnelee ak ni ñu ko sotee sotoo bi ñu ko sotoo man dama ko xaw a yërëm daal franchement sincèrement et dama jàpp tamit ne y a un complot derrière ndax ni ñu ko génneel di ko bàccee nii liquidation plan de liquidation incroyable justement moo tax ñu lay laaj ci loolu ko wax nga complot parce que loolu moom ak politique ñoo ànd fii ci Sénégal gis na ni yàgg na ci ñi nga xamante ni ñi ngi def politique bu leen bëggee naax saal dëpp Mamadou Dia gis nga ko et cetera xëy na anam yi ñooy wuute mais dafa mel ni dinañ ci ñëwaat honorable mi ngi fii institution yi ni ñu leen di jëfandikoo pour liquider un adversaire politique et cetera est-ce que du foofu leen jëm mais loolu la parce que xam nga lii nii li dal Cissé Lo nii mais war na interpeller ku ne bu ñu fàttee saaga yi parce que presque c'est une mort sociale c'est vraiment une liquide mais dañ ko fusiller sur la place publique comme temps guillotine yu njëkkee moom lañu assisté nii lii tey bu doon tubaab yeeg yooyu da nga leen dégg ñu xaru parce que nooy génnaate xool àddina ni la àddina du xoolaate quel que soit loo dëgër fit loo xam ni dafa dugg ci YouTube moo xam ne ay génération future kenn mënu ko fi dindi saa yoo tapé internet gis ko les insultes de Cissé Lo nga tapé dégg mais problème mooy dafa récidive moom mi ci récidive
journaliste la mais xam nga li ma wax mooy il faut tamit ñu xool kan moo gën a yëfi ndax man la yow ñun ay journaliste lañu dañuy jàngal équilibrer information boo déggee waaw jëlal déet après nga def sa synthèse ñun loolu la ñuy jàngal c'est mooy vraiment c'est le principe même de l'information donc bu ñu weesoo ndax Cissé Lo quelque part dama jàpp ne victime la man bëggoon di téerandoo ñëpp dóorandoo noonu il faut que tamit nga am toute capacité de réflexion xool comme ni ko Chérif waxee Sénégal lii dañoo baaxoo boo bëggee rendi nit jëlal ko lu gën a sacré nga tegal ko ci mbedd bi bàyyi ko ak àddina parce que lu Cissé Lo da doon wax ak kenn ay nit la doon waxal ka ma doon waxal moom Cissé waxee tontu na ko mais moom génneelu tontom ndax Cissé Lo góoru yàlla la di wax ak ay góoru yàlla ba mu saagaa kee saaga na ko mais pour tout cas génneelu saaga moom génneel saaga Cissé Lo ak période bi mu ko génnelee période bi mu ko génne parce que il paraît que Cissé Lo mi ngi lii c'est pas nouveau. Très bien dañ koy eggali Aïssatou parce que fi nga nekkoon lu am solo la man dinaa ñëwaat sax ci taxawaayu média yi ci information yu mel nii ndax dañ ko war a diffuser ak femme lu ñu ci war a segg am déet ndax itam gis nañu ne internet bi ku nekk am nga ci accès mais aussi média yi am nañ ci rôle bu ñu war a jouer loolu yëpp ci kanam dinañ ko faram fàcce ak yow mais waxtu xibaar dafa jot gannaaw générique bi ñu bàyyi leen ak Cheikh Tidiane Diaw. merci Fati dinañu yeggaliwaat waxtaan bi ak Aïssatou Diop Fall ci kanam mais dañuy dem wax ci mbirum Karim Xrum Xax ci daan biñ ko daanoon ñetti atu kaso atte bi nag dinañu ko saytuwaat ca tribunal cour d'appel de Dakar défense bi nag maanaam ñi koy layool ñoom ña ngay sàkku ñu may ko liberté provisoire dañ ciy teewlu Mame Birame Diouf. ñett atu kaso yu muy tëdd sañu ko bañ moom lañ teg ci kawam Abdou Karim Gueye ñu gën ko xam ci Karim Xrum fàttali ne moom nag teg nañ ko loxo gannaaw ba jàppee rek ne am na woote gu mu def ngir nit ñi taxaw bañ rek li nga xam ne ni jëm na ci tijjiwaat jàkka yi gannaaw ba nguuru Sénégal jëlee nag ay matukaay yoo xam ni mu ngi ko doon doxal lépp ngir jàkkaarloo jàngoro ji nga xam ne nii mooy Covid 19 activiste bi moom nag jot naa sax weddi li jenn ci ay kàddu yu jàpp ne daal moo ko waxoon di baalu ak di jéggalu juge bi moom Abdou Karim Gueye di Xrum ñu fàttali nag moom am na geneen taxawaay goo xam ne nii def na ko lépp rek ngir setar deram avocat am ak yenn ci ay naataangoom yu bokk ci ay organisation bokk na ci France Dégage ñoom it di amal lu ni mel bàyyiwuñ seen loxo kon benn yoon ba jamono ji di laaj kon ñu setal ko Karim Xrum wërgu yaramam nag neexul tax kon ba ñu jëlee ko ca prison yóbbu ko ca pavillon spécial bu hôpital Le Dantec lii war a gën a tax sax kon tey ñu bàyyi ko bàyyi nëgandiku goo xam ne nii dinañu xoolaat naka lañ koy toppatooy lool doon lu avocat am jàpp di maître Khoureyssi Ba ci àllarba bi ñu war a amal nag kon plaidoirie yi ci seconde instance ci cour d'appel bu Dakar doon yaakaar ba tey goo xam ni kon ñaan ak moom ñu ngi wéy di ko am ngir ñu bàyyi ko. dañuy wax ci aftu sànq rek honorable yéen a ngi ko doon dégg muy wax ci affaire déconfinement ñoom li ñu bëgg mooy seen place debout yi ñu permettre leen ñu amalaat ko ndaxte dañoo jàpp ni dañoo am manque à gagner bu doy waar ci mbirum transport bi te fi mu nekk ni dañoo am ay jafe-jafe ngir fay seeni agent ci loolu dañ ciy déglu Ibra Gueye nekk opérateur ci aftu ci micro Mohamed Samb. Air Sénégal nar a perte lu ëpp 40% ci chiffre d'affaires am ASECNA tamit nar a ñàkk xaalis bu bari bu fekkee Union européenne. li ñuy ñaan président de la République comme li mu wax ñëpp ku ne dellu ci sa activité ñu di ko ñaan bu ñu mënee may suñuy activité parce que dafa am ay banques yu nekk suñu ginnaaw ñu yor ay chauffeur war leen a fay salaire te dafa ni woon bu ñu dàq kenn. bu ñu dàq kenn oto yaa ngi paan ku am seetlu tuuti autoroute à péage bi bis bu ne ñu lonk ci suñu oto ci paan gasoil gasoil nag bor yi ñu ci amee kenn xamut nu mu toll kon nag daa am loo xamante ni su amee cim réew ñu bëgg di ko jooy ngir di ko wax ngir ñëpp am jàmm ñun pour ñun développement réew mi moo ñu yegg surcharge non duñ ñu surcharge parce que boo nee surcharge day mel ni ñun li ñu nekk yoon mayuñu ko mbas mi moo ñu ko xañ ndax lan bëgg a aar réew mi waaye minibus dans le monde entier foo dem am na debout am na assise donc nag suñu assise yooyu ak suñu debout yi forcé wuñu ngir jël ko dañuy ñaan parce que bu dul loolu ñun dinañ dem en pay parce que tey jii
ñun bu fekkee dañu continuer ci bras rasé yi waxuma la yóbbu client yi mais dinañ xëy oto yëpp gaare duñu am gasoil bu ñu sol duñu grève nag parce que partenaire u état lañu boo gisee sax ñiy taxaw di wax mooy bu dul dara sax client yi coono bi ñuy daj ci yoon wi démb bi may ñibbi ci autoroute bi billaahi damay daje client yoo xamante ne dañuy dox ba ñun suñu jëmi bopp suñu yaram day daw. dañuy wax ci waxtaan bi nga xamante ne mi ngi dox jamono ji ci diggante Sénégal ak Union européenne ginnaaw waa UE bi ñu tëjee seen espace aérien ci réew yi nga xamee ni jàpp nañ ni feebar bi dafa bari loolu waaye nag waxtaan wi jeexagul ndaxte UE ak waa Dakar daal dinañu joxante ndaje. Vendredi bi di ñëw ngir wéyal waxtaan bi ñu fàttali rek ni Sénégal dafa fas yéene appliqué maanaam réciprocité maanaam ñee suñu tëjee moom tamit day tëj ci loolu dañ ci déglu Dissa Préra. Sénégal nar a perte lu ëpp 40% ci chiffre d'affaires am ASECNA tamit nar a ñàkk xaalis bu bari bu fekkee Union européenne dafa taxaw ci tëj aéroport am tere roplaanu yi bàyyee ko Sénégal ñu wàcc seen réew yooyee waaye du Sénégal rek ñoo nar a gàllankooru ci situation bii compagnie aérienne yi bàyyee ko ca dëkk yooyu tamit mën nañoo ñàkk ay part de marché yu am solo ñaari pàcc yi ngir moytu perte yooyu nga xam ne mbas mi moom la nar a jural dem bi ak dikk bi tax ñu lal ab waxtaan sabab lii mooy fexe ba am ak déggoo ndax mën a minimiser impact Covid-19 bi ci wàllu transport aérien waaye lépp nag ñu war koo lal ci respect protocole sanitaire bi organisation mondiale de la santé taxawal waaye tamit ci déggoo gi nga xam ne dox na diggante Union européenne ak Union économique et monétaire de l'Ouest africain waxtaan wi ñu ubbi ko ci mardi démb bi Union européenne di fësal importance bi Sénégal am ci coopération internationale bi ñoom sax li ñu xam ne mooy première liste bi nga xam ne moom la ñuy génnee ab liste provisoire la te dinañ ko sax seetantal ko ndax nag Sénégal dafa taxaw ci appliquer li ñuy wax réciprocité ak bépp réew boo xam ne dafa tëjal aéroport am suñu réew ak yeneen réew yi nga xam ne dañoo bokk ci li nga xam ne mooy ASECNA ginnaaw mardi démb bi autorité sénégalaise yi ak représentant Union européenne joxante ab dig daje ajjuma bi ñu dëgmal ngir wéyal waxtaan wi. dañuy dem Kaby School foofu nag benn école la bu nekk ca Mbaaw école privée la ñoom nag dañoo jël décision génne ndaw yi nga xamee ni dañu am arriéré de paiement maanaam ñaari weer yoo xamee ni fayuñu ko ci période bi ñu toogoon te jànguñu ko loolu tax ba parents d'élèves yi mer dem assiégé buntu école ba di naqarlu loolu ñu teewlu ci Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. ci àllarba bi ñi nga xam ne ñoom ñuy yëngu ci wàllum pàcc ñu xamee leen ci cadre unitaire de. gannaaw ba ñu daxee seeni doom ñi di waajuru ndongo école privée Kaby School bi nekk fii ci Mbaaw nag lu ñu mer ba futt la ñu def ci seen janoog taskatu xibaar yi ñuy ñaawlu lu ni mel. ñu naataangoo ay parents d'élèves Kaby école bi ñuy jàkkaarloo suñuy doom nekk fi jànkonteeg ay jafe-jafe yu métti jànkonteeg jafe-jafe yi mooy école ubbi na ñuy dawal. ba yàlla indil ñu pandémie bi mu impacté ñëpp nguur gi décidé arrêté cours yi ñu arrêté cours yi ñu wax dañuy reprendre ñaari weer yi ñu toog la ñu Kaby ne parents yi dañ koy fay ñu nekk di négocier mu def la sourde oreille ba commencé di dàq xale yi mu nekk nag affaire bu doy waar di un combat de principe. ñoom ñi la jàpp ne amul benn waxtaan bu dox seen digganteeg ñii di responsable école bi ne nag danañu yóbbu mbir mi ci yoon. beneen jéego bi mooy suñu génnee fii waxtaan nag askan bi dinañu woo huissier mu constaté ko déjà am na ay jéego yu ñu ci def sax ci mel ni maître ma soxna kan jot nañoo jokkoo ak moom ñu ngi koy liggéey ci suuf. dañ ko bëgg a yóbbu ci yoon exactement parce que on juge que suñuy droit dañ ko spolier traumatiser suñuy doom. ñoom ils sont impactés ñun tam ni leen mbir mi laale noonu lañ laale ñëpp xam nañ ko. fexe nañ ay yoon jokkoog lii di direction bi waaye boobu ba léegi kenn nangu ci yey yàbbi.
ci bitim réew nag dañuy dem Mali foofu nag Ibrahima Boubacar Keïta mi ngi wéyal consultation yi ngir fexe rek ba crise politique ba fa am jamono ji ñu mënu ko saafara convergence des forces républicaines CFR di woo parti politique yëpp ci dialogue ngir daal gouffre bi nga xam ne daal moo fa am ñu fexe daal nu ñu koy suulee ca Guinée nag foofu nag journée de manifestation moo fa amaat ci problème mu délestage courant fële ca Kankan gune yu bari génne nañ daal ba paralysé commerce yi fa am yépp ci loolu dañ ciy teewlu Mohamed Samb. yu muy gën di woy ci foofe nga xamante ni moo di Kankan nekk benn dëkk bu nekk ci biir Guinée foofe yi tamit fa la njiitu réew bu Guinée Alpha Condé dëkk lu ko dalee talaata ji ay ndaw yu bari ñooy nekk ci mbedd yi di fësal seen naqar ci coupure courant yi nga xamante ni si nemmeeku nañ ko foofule li di circulation bi dañ ko baare waaye itam lu bari ci wàllu njënd meeg ñaay mi tamit dañu ko gàntal mu nekk benn ñaxtu boo xamante ni si ñu ko amal moo di mouvement citoyen bi nga xamante ni dafay taxaw ngir ñu amal électrification bu haute Guinée kuréel gi nag ñaar moo ko tax a jóg moo di ñu amal li nga xamante ni si moo di micro barrage boo xamante ni day ànd ak hydroélectronique ak i tamit ñu taxawal fa benn centrale solaire ndax bu fekkee ni tamit Guinée nekk na di amal yenn projet yu mel noonu foofee nga xamante ni si moo di dëkk bu Kankan taxul ba tey yooyu projet mun a antu ba tax na gannaaw ba nga xamante ni si amel nañu teg xeer bu njëkk ba tey yooyu la liggéey dafa nekk ci benn chantier ba léegi ba tax na gox boobu di Kankan ni nga xamante ni si moom lañ koy joxee ci wàllu courant moo di ay groupe électrogène yoo xamante ni si daanaka dañu màgget ba tax na coupure courant yi ci gox yu bari yu nekk foofa ca Kankan mun na faa am lu toll ci juróomi fan ñi nga xamante ni si la ñoo di woyu ñaxtu yi ñoom ñu ngi gën di wàcc si mbedd yi di fësal seen naqar ba tax na ñu ngi joxante rendez-vous foofa nga xamante ni si moo di place des martyrs ngir amal li nga xamante ni si moo di tëjug ñaxtu yi tey jii ci ngoon si. ñu jeexale ko ci Burkina Faso foofu nag fukki nit bokk na ci maire bu commune bu Pensa ñoom la ñu faat ci double attaque ba fa amoon ci jàngat ñu teewlu ci Fatou Bintou Conté. Burkina Faso ci bët gànnaar réew mi ab ñaari cong moo fa jotoon a am fukki nit ñàkk ci seen bakkan bokk na ci sax meeru dëkk bële mu nekk ñaareelu maire boo xam ne ci ab cong rey nañ ko ci mim réew ñoom nag ay nit yoo xam ne dañoo gànnaayu ñoo fa amaloon ab benn embuscade rey fa nit ñu bari ndax soldats yi nga xam ne dañoo ñëwoon sax di jàppale askan ba fa nekkoon ci wàllum embuscade boobee noonu nga xam ne moom moo amuñ ci dëkk bi nga xam ne toll na ci 30 kilomètres ci commune bi nga xam ne moom la ñuy wax Baax-Salogo soldats yooyu sax ñu ci bëri dañoo jot a ñàkk seen bakkan ci biir cong. voilà Fatou lii lañu fi andi woon ci xibaar Aïssatou mi ngi kaas ni journal daa gudd. non Aïssatou kon ñu wàññi ko de olof bi ngeen def ay barrière ci dafa ëppal ngeen wàññi élève olof bi tuuti ñaari ñi moom dañoo neex. ma ngeen ay kàngam ñu doy ne mama ay dama dem bëgg naa ko dégg fii rek ci kanam tuuti xam naa ni pello bi dina am solo da ngeen di xaar une page de pub et on revient juste après ànd ak Aïssatou Diop Fall. bu baax waa service commercial wéyal sunu waxtaan Aïssatou yaa ngi tolloon sànq nag ci mbirum Moustapha Cissé Lo mais man li ma bëggoon xam rek politiquement parlant avenir am tey boo ko doon jàngat ci wàllum politique. avenir am moom wax dëgg yàlla peut-être il ne m'appartient pas de prononcer une sentence mais xam naa ne daal dina lu tubaab di wax dina sombre dina lëndëm parce que yii lu ma la waxee sànq ne mort sociale day am tam mort politique ndaxte fi mu ne xool niñ ko simmi fi mu ne moom set wecc ñi ko wegoon ñëpp du si ñàkk mu am ñu ko wege di ndax kàllaama weeg nangam kilifa yi ko daan recevoir da nga dégg tubaab xam lu ñu ko waxee ci olof ñu ni dafay devenir léegi infréquentable parce que kenn dootu ñemeti en tout cas dina ma jaaxal est-ce que nit ñi dañ ñemeti affiché woog moom ba tey te na muy homme politique xam nga homme politique nag mbooloo la soxla massifié da nga koy dégg mais boo demee ba fi mu ne nii yow presque di nga xaw a gêné wu pour génn gêné wu pour wax et puis yu mel nii looy waxaat encore lan nga mën wax nit ñi. mais politiciens yi aussi nag dañoo opportuniste am na ñoo xamante ni est-ce que duñ ko jéem a récupérer parce que c'était un gars proche du pouvoir mu xam leen pour gën a mën a combattre. moom daal ce qui est clair moom ce qui est clair et net. mooy que Cissé Lo mu am ko gën a wóor ñàkk ko parce que am na fit. am na fulla am na fayda bu déglu audio yi bu weesoo saaga yi xam nga audio yi li may wax ne tout le temps ni nit ñi les gens restent sur les injures parce que dafa énorme mais bu weesoo saaga yi da nga dégg wax na fa ay information yu rëy yu
laaj jàngat. wax nga dégg nga tamit mu wax lu am solo ci moom diineem nee na damay du ma mooy yàlla. te loolu kooku xam man dëkk bi lañu nekk waaye ma gëj na dégguma daal ñu ne Cissé Lo dina def yu gars yi di def dina foofu à gauche à droite dina kalangaatoo fii ak nangam yooyu. mais yooyu wax na ko donc bu weesoo kon. injure coowal suuf. waaw muy actualité. xam nga yooyu wax na ay terre bi. wax na building administratif wax na mbay mi semence bi. posé ay parce que Cissé Lo a posé de vrais problèmes qui méritent. de gouvernance de gouvernance dégg nga ko mel ni lu gën a garaaw Macky Sall si boppam himself traîne des casseroles xam nga yooyu yëpp wax na ko fa. kon liquidation bii mu am nii man gëwuma ne liquidation parce que li ñu seen communiqué boobu ñu ne ay injure nangam mais Cissé Lo mbóot yu musul yi tey kii xeex la ndax xam comme c'est comme un animal blessé Cissé Lo bu jógee ci li mu jóg nii qu'est-ce qu'il va faire demain. ndax du nangu ñu rey ko aussi ah. ci noonu laa la bëgg a laajee sax Macky Sall quand même il faut ñu taxaw ci ay compagnons ñi nga xamante ne ñoo créé woon APR. bi ñu ñëwee au pouvoir waaw comme ni nga waxee nii ci démb yi parce que gis nañ ni avant Cissé Lo amoon na aussi ku mel ni maître Aline Badara Cissé. même si ñu ngi ko yóbbu médiature mais ku ne xam ne ni foofu dañ la fay. voilà dañ la faa bàyyi pour nga kii. gis nañ ku mel ni Moustapha Diakhaté la même chose ñu ci bëri ñi ko jege woon. dafa mel ni waaw wëratun ko. mais sama yaay ji. kenn gënu xam Macky Sall moom ndax moom mii rek moom ci man damaa fekke nag lu bëri waaw fekke nga moom fekke naa lu bëri fekke nga moom waaw xaw naa xam tamit lu bëri moom mii rek ci rëdd portrait président Macky Sall bu dul fay nag bu daa dul fay moom doy na ci kon mais président Macky Sall c'est le président le plus seul et isolé du monde te moo ko bëgg te je pense que il se rend pas compte de moom image bu muy renvoyé ak tamit bulle bi bu mu tabaxal boppam dugg ci moom tundum ndax nit kese da ngay soxla na dëgg yàlla boo geesoo gis sa nitu démb boo gees ndax ñooñu dañuy defal ndax nit aussi dafa soxla ku koy wax dëgg ku la ñeme koo xam ne bu succès dañee titre dañ lépp dañ ñu mu jama jàkkaarloo yow na la Cheikh sa bët bi suufa ngi ci nga mun defaraat sa bopp loolu xam ku ko mën ki nga àndaloon ci année de Braise yi ngeen dina nga Cissé Lo am na fu muy waxee naan dama doon lekk pinton maax Macky Sall kon ñu mel noonu te Macky Sall boo ko aujourd'hui ñi mu àndaloon ci ñaay ba ñi ko parce que bu doon Macky Sall tundum man je connais très bien l'homme Macky Sall kii sama yaay ji dama bàyyi ba fen bu doon Macky Sall donc buñ ko dëgërul woon fitalu ko mbëkk ko presque ndaxte loolu Cissé Lo moo nekkoon à gauche Mbaye Ndiaye nekk à droite Alioune Badara Cissé nekk ci ginnaaw ñu xeex ko ba mokk mu dem Marème Faye Sall nekk ci suuf di togg ay suppukaat ji di jox guerrier yi ñuy lekk kon dafa ñoo xam ne ay soppalom lañu aujourd'hui lu tax ma ne la c'est le président le plus seul et isolé au monde mooy amul xaritu démb xaritu tey ñii APR repère opportuniste ak ay arrivistes de premier ordre ñoo fa ne ñoo xam ne ci suuf xoolal ci coow li ngay gis nii doo dégg kenn ku ko défendre moom Macky Sall ñamu fal ña ngay xal xool koo ci woo sax ci ministère DG ñu xool dañu naan c'est bien fait ñoom ne c'est bien fait xoolal loolu lañ lay wax ñoom seen bopp bëgguñu ko ndax lu tax bëgguñu ko mooy amuñu histoire ak moom amuñu ak moom parcours Cissé Lo il est dans les excès ça ne date pas d'aujourd'hui l'homme est comme ça c'est vrai que bii nag moom mooy excellent parmi bi mooy le dernier le degré zéro extrême waaye Cissé Macky Sall am na noo xam noonu loolu waroon doxalee ak Cissé Lo ku ñuy gérer la te nit sa nitu démb ku olof mooy wax sama yaay dama bàyyi ma fen moo naan koo xamul ni ñu koy def ni mu la defa tax te nit am na foo xam ne boo fa jaaree ak moom lu mu métti tu retiens les bons moments mooy Cissé Lo tey man bu ma doon Macky Sall tey ak quel que soit Cissé Lo lu mu def il est impardonnable c'est li mu wax mais par rapport ak cheminement woom mais Cissé Lo am na guddil na Macky Sall ba cëgal na ko mënoon nañ fa bañ a egg moo nañ fa bañ a àgg te même bu ak li mu def nii yëpp quel que soit alpha te Cissé Lo boobu lu tax mu frustré te man je le comprends je le conçois mooy moom ba muy xeex Macky Sall kenn àndul ak moom ba ñuy joxe ay ceeb ak ay nangam yu semence ak yooyu ñu koy jox ay ñoo xam ne qui vient d'arriver moom joxuñu ko mais il est tout à fait normal que mu siisu ndax moom ba muy xeex ñee xeexuñu comme ñoom dañu doon si joxante te boo ko partage de gâteau doguma la Aïssatou sax mais boo ko déggee dafay da ngay sentir ne ñoom ñaar amatuñu sax relation yi ñu amoon maanaam déggante bi sax neexatul mais Fatima xamal la tey loo xam ne sax yow yaa ngi war nga ko dégg Macky Sall aujourd'hui ministre am yi ñi mu nommé téléconférence yi gisante ak moom conseil des ministres sax may fas ñàngal lay daf ñëw dugg toog kenn ñemewu ko ci ñoom am na ñoo xam ne ci ñi mu fal
mercredi lañ koy séen waxuma laa nag toog audience moom la yàlla xam doy na kon c'est quelqu'un koo xam ne qui s'est isolé léegi nag ñu mel ne ay Cissé Lo nga xam ne ndax Cissé Lo xam nga dafa ñeme Macky Sall lu tax mu ñeme ko mooy comme Chérif bi ñu ñemente man ak moom c'est que nañ ko léegi nag def na ay erreur nangam sa nit la def na ay mais c'est pas Cissé Lo ni nga gis xam nga genre Cissé Lo yi ñuy wax yi nii seen xol yi dara nekk ko si seen xol yi dara nekk ko si mais Cissé Lo tey Macky Sall bu jógoon taal oto magal moom grand frère lay wooyee Macky Sall Cissé Lo bu jógoon taal oto jëni paliwuru ay président ak ay chef ak ñi koy jay naan ko dafa kii ak nangam dem seeti ji Cissé Lo da ko waa ne grand nangam entre ñoom ñaar mais est-ce que tamit def ko pour l'exemple parce que ni su bàyyee mu jàll mais exemple Cheikh mais exemple du si Cissé Lo ngay jël exemple dañoo dëgg du si Cissé Lo na ko ci Moustapha Diakhaté non mais Moustapha Diakhaté xool Moustapha Diakhaté tamit compagnon de première heure de Macky Sall ñooñu c'est xam nga li ma lay wax ne la am na ñoo xam ne tu peux pas tout leur pardonner mais tu peux justifier tu peux mën nga ne bës sa xol ne li ma def nii su ma ko keneen defoon ma dal ci kaw waaye Cissé Lo c'est compliqué fi ñu jeexal ak ay sotti rek balaa ñuy jël honorable Fati mooy quand même dañu wax problème mu gouvernance ak tout parce que tamit gis nañ ministre quand même de l'environnement muy Abdou Karim Sall parce que loolu il faut qu'on en parle mooy li nga xamante ni kéwal ay kéwal la yoo xam ne dañ ko jëlee ci benn parc nee na da ko doon yóbbu ci li nga xamante ni mooy parc privé am na ci ñett yu ca faatu moom génne na benn communiqué bëggoon aussi ñu taxaw ci parce que question de gouvernance la loolu compliqué la bu àgg kooku gis nga Abdou Karim c'est que man président Macky Sall ay nitam ñu bari may wonaam la ñuy sànni xeex c'est que président Macky Sall mais moom man ak moom donc moom xam na ma xam moom dafa dina sax la may woowee mais c'est parce que président Sall ñun daf ñu tooñ quoi y a des gens yoo xam ne ñi si gouvernement woon bii tey bu ñu ñëwoon tey Youssou Ndour dañ def chef d'escalade la wax ci rédaction bii parce que mérité wuñu ko quelqu'un comme Abdou Karim Sall yi nga xam ne vraiment wax dëgg fa yàlla il ne mérite pas d'être xaw ma lu gën a ndaw ci ay warul nekk benn kilifteef man li ma gën a choqué saa nga si solo choqué na ma de mais bu Abdou Karim Sall xam nga pourquoi mu gën ma choqué regarde animaux yi mënuñu wax mënuñu jooy kéwal yi mënuñu wax mënuñu jooy lii fii Sénégal xew ba bu doon France tey mais kii dootu ko waxati dootu ko defati fii amul ay défense ni mu amee ay défense jigéen défense nangam amul défense ñi défendre animaux yi xoola yow moom Abdou Karim Sall nga xam ne quelque personne ne connaît nii danaa ni dama Macky Sall moo ñu ba ma imposé ñu ko bii mais ku osé jël moket xaw ma la taxaw ci soltee daal taxaw ci bañ a jël garab mu jël son ranch privé mooy genre foyekaayam quoi muy foye bu bëggee boppam privé mu dem jël parce que les ministres de l'environnement ils s'octroient le droit dem jël ay animaux teg leen ci këram ñu indi leen ñoo mais xool ces pauvres bêtes là ñi xool torture boobu mu teg nii xam nga Cissé Lo torture dafa torturé suñ nopp yi la torturé mais kii dafa torturé ñu dund ñu yor bakkan ay bàyyi ma Abdou Karim Sall moom c'est un scandale ce type là ne mérite même pas d'être xaw ma yaa ngi waxee xol en tout cas c'est doy na waar Aïssatou Diop Fall moom elle fait rien comme les autres en tout cas ñun moom mbégte la ñu am di mu ñuy gunge comme tous les mercredis Aïssatou Chérif ñu bàyyi la Cheikh Tidiane ñu dalal honorable gën a yaatal waxtaan bi en tout cas Aïssatou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waxtaan bi am na solo am na solo Fatou dañuy ñëw rek dalal comme ni nga ko waxee honorable député Aïda Mbodj moom nag à l'état civil Aïssatou la nga fële ci assemblée nationale xëy na Aïda gi sénégalais yi nga rappelé rek ak sénégalais yi ñëpp Aïda la ñu xam Ablaye Wade bi may nommé ni moom comme fekkuma fi te laajuma dara daal dee ni ma damay def Aïda xaw naa ko tooñ sax ni ko da nga bëgg rek di fàttali sa turu yaay mais mu daal ne Aïda de sorte que bi may dem Nations Unies dañu mujj décret bi ak passeport bi ñu mujj ko coordonné mujj def Aïda mais à l'état civil sa Aïssatou et mon père m'appelait Aïcha du la jural ay gàllankoor ci sëkki bon déedéet parce que au début mënoon na metti mais xam nga Aïda Mbodj moom ku nekk xam na ko léegi booy boo ne Aïssatou booy boo ne Astou loolu itam avantage la waaw nga nekk ministre de la femme bokk loolu aussi il faut ñu rappeler ko ci bokk na ci femme politique yi nga xamante ni quand même seen jaar voilà ci Sénégal loolu kenn mënu koo fay mu jiite partem nekk également ki nga xamante ni mi ngi ci député assemblée nationale ñaata législature nga am yow bii mooy troisième mais bii li ci am solo mooy sama parti moo ma yóbbu assemblée ci moment yu gàtt nag parce que il était question que ma ànd ak PDS
bi ma demee affaire politique am ñu xalaat ne nekk naa plusieurs fois député donc dama war a lii bi may wax ak Omar Sarr pour définir sama ligne le 21 mai la te le 30 mai lañ waroon a clôturer liste yi. muy 9 jours ci laa xam ne du ma ànd ak ñoom ma daw dugg réew mi. daal di ñëw. Bambey aussi dooleel la. Bambey ñoom amuñu moroom. Bambey moom foofu la lépp commencé. foofu la Aji Aminta nekk aussi. moo tax bu ma déggee kuy saaga yaayam damay am ay frisson. ndeysaan. non parce que dafa am nu mu doon wax sànq loolu il faut nga tontu ci mooy maanaam relation bi président Macky Sall am ak ay nit démbam. yow am nga ci. frère Pape ma dañuy laaj sax ay nouvelle am parce que nekkoon na député mais gisatuñ ko Pape Mbodj. waaw Pape mu ngi ci ay affaire am ak famille am parce que chef de famille la. dañ ko fa génne woon rek pour mu def leneen waaye wax dëgg yàlla dellu si na. tey mooy borom kër gi mooy kilifa gi démb rek la ñu jokkoo parce que càmmiñu Seynabou Wade la te Seynabou Wade yaayam dafa gaañu ma yëgal ko parce que yëgu ko woon donc pour wax la rek ni wax dëgg yàlla dëgg rek mooy mujj bala maa commencé nag damay ñaan solennellement Karim ñu génne ko Karim Gueye femme leader yi ak Aïssatou Sow Sidibé Nafsatou Wade Hélène Tine Maïmouna Bousso Fat Blondin Diop ñun ñëpp defoon nañu benn communiqué pour demander au président na ko génne bi ñu defee communiqué itam soxlawuñu woon naan ku mën a génne diw génneel diw soxlawuñu loolu ñun dañu xam ne rek feebar na wax dëgg yàlla nit ñi def nañ fi lu ëpp li mu def kon nag nañu ko génne d'autant plus que contexte bañ ni woon dafa grave loola jeex na surtout mu tombeek jamono ji ak li ñu dégg ak li fi doon débat loolu moom mu ngoog c'est-à-dire que fekk si nañ ko mu ngoog ak liñ fi dégg yëpp donc li nga doon wax ci président Aïssatou daf may tooñ il est vrai que dafa fekke nag parce que 42 mois yi nga xam ne ci le président nekk premier ministre yëpp man maa nekk ministre de la femme am te moom moo àndoon ak ñun nag léeg-léeg mu dóor ñu léeg-léeg mu sànni ñu xeer léeg-léeg mënuñu baax na léeg-léeg mu kii sori woon na ci sax parce que léeg-léeg ji ko waalo ji dina ñëw ndax nit ñi dañuy dem daal dee ni diw de dinaa ko def nangam du ko mën a muñ ma taaban ko am ma jël ses dispositions dinañ la booleeg wàdd fan yii de dinañ la booleeg wàdd dégg nga waaw waalo yi ñoo am boobu solidarité vraiment maa ngi ko ci remercier nguur moom moo jafe en réalité parce que Moustapha dafa am benn légitimité comme ni ko Farba Ngom amee te benn kilifa gu baax gu nekkoon Bambey di préfet defe naa frère la ci Ben Bass Diagne ñu koy wax Ibrahima Diagne moo doon préfet Bambey bi ñu gañee élection yu metti la ñu gañe woon boobu temps ak njëm si yàlla ji Assane Diagne Bambey xar ñaar ñii féete fii ñii féete fii bi ñu demee ñun ba gañee daf ma woo ni ma boo gañee boo xeexee ba gañee ñi àndoon ak yow ñooy ñëw nekk sa noonu parce que li kilifa di bañ la ñuy def dëgg la ndax dañuy ñëw convoquer seen légitimité boobu ba tax ñu fal la ba pare bëgg laa def surga te loolu benn kilifa du ko nangu te nit ki lu mu la jariñ ci ba ngeen àndee maanaam lu feeñ ci sëy ni yoo woon na ci ngoro ñoom ba ñu soxlaa Moustapha dañ ko doon utiliser mu di leen saaga comme bu ñu toogee ba tey te nag am na loo xam ne du dellu gannaaw day màgg rek réewande day màgg insolence day màgg arrogance day màgg yooyu màgg yooyu su màggee ba dajaloo ba ñëw taxaw ci sa kanam mais da ngay am lu la soof alors que ñoom ñoo ko soxlaa woon pour loolu man vraiment ñëpp xam nañ ko ci moom dafa heurter nit ñi mais nañu seet tam société bi nañu seet tam incidence bi nga xam ne moom lay def ci xale yi nañu seet tam kër yi nañu seet tam yar yi est-ce que famille bi démissionné wul est-ce que communauté bi tam lan moo ci seen responsabilité ban société la ñu bëgg ban communauté la ñu bëgg numérique bi nga xam ne dafa xew nan lañ ko bëgg a utiliser est-ce que dañ koy war a utiliser pour lu bon est-ce que dañuy def benn société de délation est-ce que dañuy nekk di enregistrer nit ñi pourtant loi bi prévoir na lépp mais duñu def application de la loi te Moustapha lii mu wax
lu ko raw wax na ko assemblée. Justement madame fa laa doon ñëw ak yow. assemblée nationale ñoom génne nañ communiqué di naqarlu li mu def. ba pare sax di wax sax ñoom ko def su leen neexee nañu. dem ca yoon. te ñu bëri nag dañoo jàpp ni yàgg nañ saaga ay député yoo xam ne ñu nga bokkuñ ci majorité. dans l'exercice de leur fonction. wallaay benn député ngi nii toog. bi ma porté plainte bind naa président assemblée. saisine laa ko defal. ni ko bu mujj bi ni ko maa ngi def sama liggéeyu assemblée. te liggéey boobu ci biir liggéey bi menacé nañ ma ci saaga nañ ma ci. mooy question orale bi. mooy question d'actualité. dama lay rectifier tuuti Fatick boo nee oral. mooy question boo xam ne heure bu nekk mën nañ ko évoquer. question d'actualité dafa jam. voilà moom moo soxal. dafa Abdoulaye Diouf Sarr ministre de mu la ngoog ak Mansour Faye mais lu doy waar la. parce que bi nga xamee ni menacé am nañ soutien wu opposition bi yëpp maa ngi leen di gërëm. am soutien wu femme leader yi. mais société civile bii nga xam ne le contrôle citoyen ñoom la incombé. ñuy dem ci PT fi naan leen dañuy def contrôle citoyen ñu di leen financer lan moo tax soutenir ñu loolu lan moo tax defuñu pression ci assemblée pour ñu def convocation bi répondre à nos questions. Tout à fait. parce que fii Sénégal ku nekk da nga am sa agenda am na lu Chérif di xaar ci Aïssatou ba nga xam ne boo naree laal intérêt wu Aïssatou doo ko laal parce que nag wax dëgg yàlla nit ñi dañoo toog jàpp seen jàmbur mais dafa ñu opinion baa ngi sujet dëgg la te ñun président Macky Sall nguuram gi wax dëgg yàlla li Aïssatou doon wax léegi ci Abdou Karim Sall arrogance bi ak jëf-jëf yi ñuy jëf di ñu heurter yéen da ngeen ciy door a jot mais ñun ñu ngi koy subir à l'assemblée wax yi li ñuy waxante ni ñuy imposer seen majorité di def lu leen neex mais arrogance boobu moo leen sànkoon yéen ñi nekkoon ñun ñii yemuñu leen fii gis nga ñii li ñu nekkee yemuñu leen ci be bërki démb Chérif dama dégg Ahmed Aïdara di interpeller Zahra Iyane Thiam ni ko sa digganteeg DER xoolal loolu ni mu grave moom mooy ministre microfinance dem jël xaalisu DER man bi ma ko déggee dama tëddoon bi ma ko déggee ma jóg toog daal ni parce que man damay politique opposition laa nekk mais damay bëgg toujours di am la bonne information tout à fait te it nii lustuma te du ma def dans la délation du ma def dans la médisance du ma def dans la calomnie damay bëgg nit ki li ci am mu wax ko je m'attendais à ce que mu wax ma véritablement histoire bi ni mu demee mais xam nga lan la ko wax daf ko ne li ma doon jaaxal mooy ma ñëw fi ba dem te wax te laajoo ma ko dégg loolu c'est un aveu de taille non loolu directeur DER moo ko njëkk a wax sax waxoon na ni soxna si bénéficié woon na ci à travers ay GIE yi nga xamante ne ca si te mënul la ni ma Samba laa ko jox wala ma Demba laa ko jox avoué ni bénéficié na ci du kooku daf ko fàttali léegi li ma bëggoon laaj bi nga fiy mujj waxoon nga wàllu menace ministre de l'intérieur nga ne ma nga ca woon foofu dossier boobu mujj yow sax enquête ba may confirmer plainte bi tudd nañ la parce que suñ li ñu découvrir noonu ma ci tuddee waaw bi nga ma yónnee kii bi bi nga ma yónnee annonce bi annonce bi GFM publié soir d'info comme soir d'info Aïda Mbodj dina ci jaar 17h55 la wàcc or 17h55 le coup de fil bi ñëw xam nga police Sénégal bi dañoo xale donc est-ce que ki doon saaga du def ma doon jéem a bloqué pour ma bañ a ñëw soir d'info Sëriñ Berlu bi am na solo de pour ñu xam c'est important donc loolu saaga yi métti na ñëpp soxlawuñ ko suñu société demeewul noonu wante te ba pare nañu xam société sénégalaise boo demee Amérique daal de ni sa papa waxuloo dëgg wala sa yaay garaawul ci ñun mais ñun dafa garaaw ci ñun dafa am fu ñu teg waajur dégguloo léegi ma naan la aji aminta nga Bambey bu ma gisee ku ñuy saaga yaayam daf may heurté alors mais bu ñu émotion bi jàpp ba ñu fàtte tam contenu wu message Moustapha yi te loolu muy dénoncé wax na ko assemblée ministre de l'agriculture toog na mu ni ko génneel listu bénéficiaire semence yi ne ñun ñooy nekk di voter di plaider pour la machination de l'agriculture du Sénégal tracteurs yi fu mu dugg semence yi ñuy subventionné fu mu dugg
jantu nañ ñu defal l'état de tout cela. léegi communiqué bi assemblée génne pour désolidariser wu ak Moustapha Cissé Lo yow est-ce que en tant que député engagé na la. ci yan condition lañ ko génne xam nga assemblée moom boobu ba léegi la ñuy def te maa ngi nuyuwaale sama càmmiñ Cheikh Bamba Dièye ak sama ay rakk Cheikh Bamba Dièye ak Ousmane Sonko. gis nga ñoom bi ñu defee résolution ne dañuy féliciter les services du ministère de la santé. ñun dañu def déclaration. bi ñu defee déclaration daal de koy signé ñun ñett ne yeneen député yi ku bëgg nga adhéré ci dañu ci désolidariser. assemblée dafa am lu mu war a liggéey. lii nga xam ne laaj nañ leen ko Sénégal yëpp di ko laaj. mais nañu convoqué ministre yi. xam nga président Niass lu mu daf ma tontu ni ma yónnee naa ko gouvernement. mooy sa question d'actualité boobu. waaw c'est important nga taxaw ci honorable parce que mooy jëm ci da ngeen bëggoon. waaw ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ak Mansour Faye mi ñu dénk ndimbal li mu bëri woon coow lool mais ñu ñëw assemblée wax mbir mi nan lañ ko. d'abord Abdoulaye Diouf Sarr dama ko ni question yu simple yoo xam ne soxla nga ko. kii soxla na ko kii soxla na ko. dama ko ni joxoon nañ la 64 milliards. 64 milliards yi xëy na jël nga ci en charge patient bi. ba mu bañ ko testé positif ba muy wér ba bi ñuy def suivi bi ñu ni ko jënd nga ay garab ñu ni ko li ñu ci gën a tey ñor mooy équipement wu personnel de santé bi parce que dañu constaté ne kenn protégé wu leen ndax contamination bi dafa bari ci ñoom imaginez le personnel de santé bu ñu contaminé moom moo lay seet moo may seet mooy seet ki feebar mooy seet ki feebaru donc war nañ ko protéger mais li ci gën a garaaw président Macky Sall ci boppam ñun bu defee lu baax dañ koy gërëm. dafa am luñ ko gërëmee woon parce que Covid bi dafa commencé rek mu jël 7 milliards jox ko PNA. daal leen sant ñoom en conseil interministériel ne leen lu ñuy jënd nañ ko jënde PNA ñu dégg. parce que keroog seen ki nekk tribunal Daouda Mine. nee na ma am nga preuve man ko demal tribunal nga laajte ay preuve man député laa su ma la woteelee sama budget dama bëgg nga ñëw man rendre ma compte. ñu ni dégg nañ ni am nañ 2 milliards yoo xam ne dañ ko lancé ci équipement wu personnel de santé bi jaarul PNA te moom ministre bi ci boppam bi ñu koy wax daal dee ni ko nee na ñuy sundur da nga ko jox marché hydroalcool nangam ak nangam daf leen sañu ma ko parce que amul lu ñuy jënd te du jaar PNA xanaa loolu man doy na ma pour wane ni lu ñuy jënd PNA lay jaar kon suñu jëlee koo xam ne bokkul ci santé bokkul ci espace médical ñu daal di koy jox marché 2 milliards c'est pas rien surtout fii ñu toll dëgg la fi jamono toll xaalis bi raar kenn liggéeyul ñu jox ko koo xam ne amul les outils nécessaires pour mën a xam yan norme lañ war a respecter ci équipement wu personnel de santé bi ma ni ko loolu ma laaj ko loolu bu ñëwoon war na ma ko tontu donc yooyu dafa nekk ay yu tey daf ko jënd en dehors de la PNA laaj ko tam fu mbir mi toll mu wax ñu parce que tey ñu wax ñu lii ëllëg ñu wax ñu lee changer stratégie le ministre Mansour aussi ceeb bi du caageenu ceeb bi mais dañu ni woon dañuy jënd dans l'urgence ba am sax ñu leen dem di leen abal pour transport bi ñu ni dañu yàkkamti ci 2 semaines lañ war a régler problème bi yépp alors mu ngi commencé depuis le 29 avril ba léegi affaire bi sotteegul ba fii may waxee yow affaire bi sotteegul am na des fournisseurs défaillants yoo xam ne ñoo diggee woon ni dinañu fournir en moins de 2 semaines pour permettre en 2 semaines mu yegg à destination ba seen choix tax na ba am ñu éliminer ñoo xam ne suñu leen ni woon mois de juillet dina fekk mën nañu fournir jusqu'au mois de juillet ñooñu dinañ bokk le ministre avait même prononcé des sanctions mu jëm ci fournisseurs yi nga xam ne dañu nekk des fournisseurs défaillants donc mise en demeure bi mu tudd ñun dañ ko dàq parce que ñooñu ba ñu mënulee waruñu woon a bokk. léegi nee nga président assemblée nationale Moustapha Niasse nee na. saisir na gouvernement bi léegi lan mooy réponse gouvernement bi. parce que gouvernement bi nee nañu. ci yéen laa ko déggee ñu ne président Macky Sall nee na ministre yi muy ji assemblée mais session bi tëj na. mu niroog ping pong. kenn bëggut a mu niroog ping pong. te ki njëkk a deful liggéeyam maa ngi ko koy jéggulu ndax sama kilifa la mooy président Niass. assemblée dafa amul pour laaj gouvernement
xam nga assemblée lu mu seq gouvernement. moo di mercredi da ngeen am conseil des ministres kon mën nañu déplacer convocation bi duñ ko def mercredi. te loolu sax ministre chargé des institutions moom moo koy di jënd mais assemblée moom dafa am pour convoquer. dafay convoqué. daar mais lu tax genre yëf yooyu di andi problème soo xoolee Macky Sall histoire am ci lu demee noonu la jógee. ba mu fi convoqué. Karim Wade assemblée nationale. mais ba mu convoqué Karim Wade kenn menacé wu ko. de mort. kenn saagawu ko. waaw mais nee nañ ci lañ ko. donc waaye ñun li gën a metti lañ ñu def nañ fa lañ ko commencé mais li gën a metti ñun lañ ñu def. li gën a metti moo di su fekkoon ne aw ma fit keroog. TFM bi du ma fi ñëw keroog parce que comme niñ ko waxee 17h55 laa jot message bi comme quoi GFM affiché nañ def nañ affiche bi Seydi Gassama ak Aïda Mbodj ci Soir Info 17h55 boobu laa jot coup de fil bi jox leen un numéro constaté lu ko par huissier déposé plainte par maître Alassane Seye maître Alassane Cissé maître Alassane Cissé ñu procureur wax ko ni ko ubbi nañ enquête bi na ngeen dem confirmer la plainte ñu dem sûreté nationale confirmer la plainte man buñ ko toppul sax parce que seen biir la te ñoom impunité bi leer na ku bokk ci ñoom kenn du la inquiété mais man naa xam kan la rek parce que ci réew mi laa nekk di wër mère de famille la jigéen la ragalu ma nag wante nag liggéey laay def te fekk nañ benn jigéen rendi ko ci biir këram kon fekk nañ jigéen rendi ko ci biir këram kon nag jigéen yoo xam ne mu ngi menacer seeni intérêt li ma laaj déranger na leen mais loolu mais li nga laaj de pour transparence question la pour transparence ak tam def li ma sama askan sant sama askan ñoom ñoo bëgg xam li tax ma ni tey waroon naa bénéficier wu ci soutien wu société civile moo di le contrôle citoyen bi ñuy def amuñu possibilité def ko à l'assemblée parce que du ñu député mais bu amee député bu ko def nanguwuñoo jox loolu suite mais ñoom waroon nañu dóor ci taabal ji pour ni député bi li mu laaj jox leen ko parce que dama ko soxla Massamba soxla ko Mademba soxla ko Aïssatou soxla ko Faty soxla ko keneen soxla ko Aïssatou man dama war ñaari laaj yoo xam ne dama koy dëgëñ jox la ko mooy yàgg nañu dégg député opposition bi comme ay Cheikh Bara Dolly ak ñeneen ñuy ñaawlu li xew assemblée di wax ne moo xam question orale question d'actualité question nangam lépp lu jógee ci opposition bi du am répondant de l'autre côté si duñ ko enrôlé mu bëgg la laaj yow mi nga xam ne doo novice nag ci yëfu parlementaire boo doon jox tey note président Niass en tant que président assemblée nationale note boo xam de 0 à 10 dina am moyenne waaw wala déet benn laaj deuxième bi mooy Chérif moom la ubbee ak yow sànq mooy li nga xam ci président Macky Sall aujourd'hui boo gisee ne ay arrivistes ak ay opportunistes ça reste mon opinion ñoo ko seet wër ko ak fi réew mu toll moom mi ngi entamé dernier mandat mu nekk mu naqari bi c'est vraiment mooy last cool bi mu toll fi mu toll te amul wéeruwaay bu dëgër yow lan loo ñu mën a wax yow muy xam Ablaye Wade xam ko moom président Macky Sall avant loo mën teg ci loxo Sénégalais yi ci li Macky Sall di dund actuellement ak li mu nekkee actuellement ci biir parti ak ci réew mi ñaar laaj yooyu bu njëkk bi muy président Niass wax dëgg yàlla damay am regret su ma koy wax parce que man mën naa ne ñoo bokk yaay sama yaay Senghor moo ko boole woon ak sama yaay mu bëgg ko itam di xaritam ba ci weeru koor bi yónnee na ko suukaru koor waaye du am moyen de ndax assemblée nationale pouvoir la pouvoir législatif pouvoir bu warul aju fenn kon rupture bi amul ban rupture ñoom au contraire dafa enfoncé dégguloo ma ne la ñoom tolluwuñ leen sax ci we moom background nam ak fi mu jaar ak li mu xam te c'est un intellectuel dañu jàppoon ni dina kii mais dañu jàpp aussi ni contexte bi la ak
relation de subordination yi nga xam ne Macky créé na ko ci pouvoir yëpp c'est-à-dire que dafa domestiquer pouvoir yëpp ñu assujettir ci moom loolu moo tax xalaatul sax moom président Macky Sall xalaatul sax assemblée di jëlal boppam indépendance am di def lu mu d'accordul te ci loolu laay ñëw c'est-à-dire que moom dafay exercer pouvoir am bu may xool président Macky Sall ni muy exercer pouvoir bi digganteem ak sénégalais yi ak waa gouvernement damay toog ba mu yàgg ma ne est-ce que président Ablaye Wade du réccu du ni kii maa ko jur maa ko yar mais moom a dàq nguuru parce que li président Ablaye Wade maye woon da nga koy xool rek ngay seet ñaari bis rek keroog bi ñuy bañ parrainage bi te ñu war a voté loi parrainage bi ak 23 juin nit ñu taxañe gis nga bu ma waxee sama question d'actualité ñu may wax naan ma day am loi ratification damay ree parce que da ngay ñëw ba biir assemblée am lu am importance bërki déem boo njaay bi ñuy modifier le code du travail L69 bi nga xam ne mooy yóbbu la retraite à 65 ans man de voté wu ma ko waaye nag ay meeru dafa jóg taxaw ne débat amul dégg nga ay yu am importance day jóg taxaw ak majorité ne débat du am. parce que léegi li ci te intérêt bi ngeen ci war a jël rek Chérif nga baal ma yeggale c'est extrêmement important intérêt bi ngeen ci war a am ñëw naa ci sax ci benn bi mooy ni mu téyee nguuram intérêt biñ ci am ñun surtout ñun opposition mooy ngeen xam ne assemblée benn majorité fa nekk di def lu ko neex ngeen xam ne benn député nasaxul surtout ñun ñii ñu ngi def lu ñu mën ci assiduité ci taxawaay ci réflexion ci initiative mais nag ñoom président bi mooy enrôlé. et puis yéen le fait que mu supprimer poste premier ministre parce que yéen amatu leen non seen benn collègue bu presse internationale bi muy commenté question d'actualité bii wax na ko nee na laa daam aubaine la leen jox parce que premier ministre bi ñëwatul assemblée amatuñu premier ministre donc aubaine la woon pour que ñu mën a ñëw ministre bi ñëw tontu te Aïssatou man xam nga ni man sama jikko de gis nga man am naa générosité bu day ne suñu ñëwoon ba tontu ma ba ma xam li ma war a xam man maay monté au créneau ma génnaat wax ko man fii li ma la bëggoon laaj mooy affaire Moustapha Cissé Lo mënuñ cee ñàkk wax parce que comme ni la ko Aïssatou waxee Assemblée nationale quand même depuis Senghor dafa mës a nekk genre bras armé exécutif dafa mel ni ñoom kon ñoo bëggut moom seen bopp ci wàllu indépendance parce que gis nga Senghor Mamadou Dia la ca xewoon xam nga ko motion de censure ba waa député parti ba ñoom mujj def sax ca kër Lamine Gueye mu daaneel ko gis na comme ni nga waxee ku mel ni Macky Sall ñoom Moustapha Cissé Lo moom législature boobu yow yéen a ko bokkoon ban koy dàq moom Mbaye Ndiaye léegi ñu ñëwaat en 2020 ñi ngi ci yoonu daaxoo parce que génn nañ ko ci groupe parlementaire ba la ca des mooy poste député même si ku ne xam ne constitution bi ak règlement intérieur bi daf koy bàyyi mu toujours mu nekk député wante sur le plan politique xëy na am na ay subterfuge yoo xamante ni mën nañ faa jaar ngir dàq est-ce que loolu bu amee kon du gën a dëggal ñi ne assemblée nationale moom moo bugg te yewi boppam ci wàllu indépendance amul moyen bëgg a yeewi sa bopp ak am moyen wu yeewi sa bopp mënul ne gis nga ñoom da nga leen di sax yërëm boo nekkee ak ñoom parce que li ñuy doon majorité da ngay gis kenn koo xam ne leer na la ne am na xam-xam bi xëy na sax def na formation bu ko permettre mu am taxawaayu wax dara mais da ngay gis ni muy avenir boppam di wax yu ñàkk fayda parce que sañu la wax la mu war a wax parce que buy teere rek président Macky Sall dégg na ko leneen la ca des mooy ñoom Moustapha ak Mbaye Ndiaye bi ñu leen di dàq mais dañoo jël journal bu ñuy wax Nouvel Horizon gis leen ca ñuy signé ak Madiène Diouf benn partenariat ñoom AFP ak APR ñu tam ñu sukkandiku ci loolu parce que constitution bi moo ne boo nekkee ci benn formation politique waroo dem ci beneen formation waaw mais il faut nga acté ko démission ko dañ koy acté mais gis ab photo rek non du démission c'est-à-dire que sanction bi wadd la te nga xam ne moom moo tere nga nekk ci bii parti di dem ci beneen parti mais lii seen problème interne la ñu ñëw transposer si ko mais man waruñu koo dàq d'autant plus que moom xamoo prévoir woon na ni groupe parlementaire bi dina ca génn te bu ca génnee te ñoo ko présenté woon mu nekk vice-président moom démissionnel na boppam ca vice-présidence mais poste député bi moo ko moom. Très bien. La deuxième chose moo di damay dellu si ci message bi Moustapha wax président comme yëg na ni Moustapha wax na loolu ndax ñun dañu yaakaaroon ne daawul yëg ndax jëllale bi dafa metti woon
mais comme moom nag dëgg-dëgg leer nañu ne lii moom dégg na ko na déggaale lépp très bien maanaam message yi na ko far réglé na demandé ñu audité semence yi fu ñu dugg parce que man Bawol laa dëkk ca bassin arachidier ba te amaguñu jiwu de président donc jiwu bi nañu seet fan la dugg est-ce que ñu ko jox lañ ko war a jox est-ce que ñu ko jël ñoo ko war a jël très bien Chérif bëggoon nañu wéyal waxtaan bi de waaye am na benn actualité bu ñu ko mënee may tuuti rek muy lu jëm ci coowal litige foncier jamono ji bëri na torop ndax yéen itam accaparement sax lañ ko mën a waxee jamono ji moom honorable coowal suuf fépp la nguur gi moom boulimie foncière lañ am boobu feebar lañ am te boulimie foncière boo ko amee foog litige am parce que dañ ko seetlu fépp mais non seulement dañ ko seetlu fépp mais comme li ma la wax violence bi nga xam ne képp ku ànd ak président Macky Sall li ngay jëkk a def mooy jéem a xëcc ci dooleem pour jëfe doole jooju loolu dañ ko seetlu ci ay xaritam seetlu ci ñu ko wër ba nga xam ne même le citoyen lambda bu ñu gisee koy doxe maa tey dañ naan moom xanaa dafa jege nguur gi boo demee Bawol te digg marché Bambey bu ñu gisee koo xam ne day def lu ko neex te kenn du ko kii ñu ni moom li muy def fu mu ko teg xanaa dafa jege nguur gi parce que léegi c'est acté ku jege Macky Sall lu la neex ngay am yaa gën a rafet yaa gën a baax yaa gën a mais man nag dama gis ne Ablaye Wade ci digg nguuram sanctionné ay ñoñam ci digg nguuram sanctionné na ay ñoñam dañ ko wegoon na xaw ko bàyyi et puis xam nga Aïssatou dafa wax sànq diggante Wade ak Macky gis nga troisième mandat bi muy foye mu ngi ñuy jéem a déstabiliser ñun ñëpp moom ak ay ministre dégg naa benn ministre bu baax boo xam ne bett na ma sax ñu ni ko 2035 ndax vision bi la mu naan mën na nekk it mandat yi xam nga ñu ngi fay xelu nit ñi ne ko ñu ngi fay xelu nit ñi loolu itam ci genre violence la bokk parce que nit ñi am na leneen lu ñu war a def mais gis nga su ko defee dina ko réccu parce que Wade ba mu koy def dafa àndandoog ñun ñëpp ñu def ci suñu bakkan moom nag waa parti ñoo koy jëkk abandonné honorable doyaluñu waxtaan bi neex na torop yaakaar naa débordé nañu ba doyal mais nag Aïssatou actualité la waaw ñu def ci taxaw seetlu dëgg la ku ci mel ne honorable député Aïda Mbodj ak taxawaayam ci wàllu politique waaw taxawaayam ci wàllu politique moom xam nga li 30 minutes sax wala 40 minutes doyul ñoom ñooy dem ba yëg ni war nañ ko wax continuer rek liggéey bi am na solo réponse yi aussi li ñu doon xaar on n'est pas déçu heure bu ñu jàkkaarloo ak moom li ñu soxla dinañu ko waxal Chérif Cheikh Tidiane Aïssatou ci wàllum politique parce que comme ni ma ko waxee taxawaayam biir PDS tey mu yore mouvement boppam di demal boppam nekk itam ngay nekk parti boppam mu ngi noonu parti boppam Alliance nationale pour la démocratie ànd saxal liggéey maa ngi leen di nuyu bu baax jërëjëf thèse bi foo ci toll bind nga wala soutenir non yow xam nga Chérif lu ma dal Chérif daal du ma ko sax wax le 6 laa waroon soutenir ma daal de ni professeur bi ni ma professeur Babacar Gueye maa ngi koy gërëm ni ma am nga possibilité soutenir le 20 ak le 21 ma ni comme le 20 mars mooy sama anniversaire le 20 mars laay soutenir comme ça mu nekk une date historique le 14 mars ñu tëj université très bon courage metti na ma lool très bon courage honorable fi mu nekk daal ministre bi bu étouffé ba pare ba defaraat baskam na woote waat université rek bu ko defee ñu dem ndax yàlla le 1er septembre mu ngi noonu bon am mbégte la ñu am saa su ne di la dalal ma koy waxaat encore une fois moom honorable député Aïda Mbodj nekk itam madame le ministre ndax itam def na taxawaay bu am solo ci jëwriñ bi ñu dénkoon wàllu soxna yi jamono yi président Wade la woon ñu dem seeti El Hadj Ndaw moom nag xam ngeen ni moo toogal télévision Futurs Médias ci États-Unis d'Amérique xam ngeen ne itam bu ñu nee miroir du Sénégal muy télévision Futurs Médias ku ne da nga cee war a gis sa bopp sànq dem nañu Ziguinchor dem nañu Thiès fekki fa Cheikh Anta ak Boubacar États-Unis dañ fay fekki El Hadj Ndaw mu wax ñu doomu Sénégal yi jamono ji bi ñu génnee ci confinement naka la ñu tàmbaliwaat liggéey bi ndax ku ne xam na ne itam diaspora bi ci ñun la ñu bokk tax na ñu naan leen 15e région
li nga xam ne la ñu gën a waxtaanee fii ci États-Unis d'Amérique comme ni ma ko yàgg a waxee rek daanaka ñaari mbir lañ fi xeex mooy coronavirus ak injustice fi ñuy wax ak yéen on a plus de 2 millions presque 3 millions de cas ci wàllu mbas bi nit ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan plus de 130 000 donc pour wane rek ne fi nga xam ne ni moom la ñuy toll ci dunduwaayu États-Unis d'Amérique mun nañ nag sant yàlla bu baax a baax ndax gis nañ ni dëkk bi am na ci dëkk yu bëri yoo xam ne ni ibiwaat na ni mu amee dëkk yi yenn dëkk yi nga xam ne nii ci ay jafe-jafe yu métti ñu lim ci dëkk bu mel ne Florida donc ni ñuy defee tamit wan leen ne ba tey mbokk sénégalais yi ni nga xam ne la ñuy dundee fi ñu toll nii ci jamono bii ñu nekk nii jël nañ suñu micro tàllal nañ ko benn mbokk boo xam ne nii mu ngi yeewoo fii yàgg na fi lool wax ñu nan li nga xam ne nii mbokk yi ñu ngi koy dundee fii boole ci ak ni nga xam ne nii ndimbal bi nga xam ne nii waroon na jóge ci gouvernement wu Sénégal. danoo mujjoon sonn ci tëju ba nga xam ne mar bi im si tëju gi nag da cee baaxul ndax tëju gi day tax ñu mën a toog noppalu bañ a dugg ci ay kii yu bari ba pare di soli masque ba pare daal su liggéeyatul deful dara kenn demul dara bon yéen ñi yor rajo yi xam ngeen ni fii nit ñi yor rajo yi sonn nañu parce que da ngeen di déplacé di dem ci seen rajo yi di ñëw nit ñi jafe na daal jafe na ba mu ëpp kon ni mu mel ci Amérique moom ñu yàgg nañ fi mais lu mel ni dañ koo mus a gis loo xam ne bii kenn liggéeyatu tout le monde ñëpp arrêté xam nga suñu réew ña fa nekk yëpp dañoo xam luy diaspora xam coono bi ci diaspora xam ni diaspora yi ku leen jàppale ñoom dañ laa jàppale diaspora dañoo fonk seen réew ñoo xam ni luñ liggéey yónnee ko lu ñu am def ko ku ñu àndal ku ne la nga leen jàppalee sax ñoom jàppale wu ngay président boo mas a doon ca Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall ñi nga xam ne dañoo bëgg dañoo dem di seen xaalis lañ ciy perte ñu ci bëree kon diaspora dañ leen war a jàpp lu bëri te ñoom bu ñu liggéey jox ko Sénégalais yi ñu ma leen di digal mooy nañ continuer seen ñun te xamuñu lu dul seen réew te jàpp ci bu baax ndax nag war nañoo jàppale diaspora bi man mbaaka dama nekk ci dëkk bi dañu xam ne solo nañ ma lool ci kaw li nga xam ne Sénégal moo koy jox Sénégal yëpp boo xam ne ak parti boo mën a bokk dañoo am lu ñu leen waroon jox am ñu mu tàmbali woon di leen jox ñëpp amaguñu nag wante bu ñu desee dara nañu indi dimbaliwaat ñeneen ñi parce que am na ñu ko soxla lool am na mën naa am ñu ko soxla waaye ñi ko soxlaa ëpp ndax am na ñoo xam ne bañ leen joxee ci saa si lañ ko yónnee Sénégal may ko seen i mbokk kon soxla nañ ko. bu ñu jógee ci loolu tamit am na soxna soo xam ne nii mu ngi yeew foofu ci Chicago moom tamit talal nañ ko suñu micro laaj nañ ko waa Chicago noonu lañ dundee jafe-jafe yi nga xam ne nii addina bi yëpp mu ngi ko yëg ñu bàyyi leen ak moom it mu ñëw ceeg ñun. sama mbokk sénégalais yi ak sénégalais yi maa ngi leen di nuyu man la Dieyna. Chicago metti woon na kaa yi bari woon na foofu trop xam nga ñu bari ñàkk nañ seen liggéey ba ci man ak mais man lu ma def mooy dama doon jàppale nit ñi pour état bi fay leen parce que am na ñu fi nekk ñu déggul anglais xam nga donc dama doon utiliser sama temps boobu di aider d'autres personnes comme ni américaines yi doon aider seen mbokk yi man ma koy def di aider samay mbokk kon li may wax daal mooy que am na wala amul foofu lu ñuy wax takk leen masque yi raxas leen seen loxo xam nga éviter leen dem kër jàmbur yi éviter leen regroupement yi boo mieux daal ngeen jël seen précaution. di leen wax rek ne mbir mi demee na noo xam ne nii it's kind of scary comme niñ koy waxee ci anglais mooy lu ragalu la ndax li ko waral rek mooy nit ñi ba léegi xamuñu seen ëllëg nu muy tëddee. ngoog El Hadj Ndaw ca États-Unis d'Amérique dañuy desandi ak moom mi ngi noonu ñuy seen El Hadj ñu ngi lay ziar. waaw soxna Fatou Diagne ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di ziar ñi nga xam ne ñëpp ñu moo ko toogal foofu. foofu de xanaa ndax mën nañoo xam waxtu bi États-Unis d'Amérique ku ne xam na ni am na décalage diggante moom ak Sénégal. waaw effectivement lii moom Sénégal rek moo ñu ko jaral ak Afrique ak TFM bien sûr ci liggéey bi nga xam ne ni mu ngi koy defal askan wi il fait 5 heures du matin daanaka depuis 1 heure de temps jóg nañ mais soxna Fatou Diagne boo ma ko mayee rek ma wax ne exception amul c'est hasard amul ndax tey da ngeen yàlla dafa def ngeen boole ma ci plateau koo xam ne dama ko naw trop. muy honorable député la présidente Aïda Mbodj. muy loo xam ne nii mu demee ba ci kanam dina gën a leer. parce que comme ni ngeen ko gisee rek fii ci États-Unis ñu ngi waxtaanee lu am solo. bu ñu ma may tuuti rek balaa ma ñëwaat suñu mbokk bi li ñu dund fii. mooy ñu ngi ñàkk ay élection
c'est mu métti lool ndax dañ ko seq ak koo xam ne ni mu ngi toog fi toll nii. et il faut faire pour jëlaat élection yi. c'est loolu wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne lu doy waar la. mais ki nga xam ne nii moom la joganteel muy Joe Biden dafa am lu mu wax lu am solo nee na dina jël vice président boo xam ne nii jigéen lay doon yaakaar nañ ni sax ne am na ñuy wax ne Michelle Obama la ne pour wane rek ne jigéen ñi doole bi nga xam ne nii jigéen ñi am nañ ko donc waaw donc yow benn nga ci yaa ngi mën toog ak jigéen ñi nga xam ne yëpp ñu caate ni mais soxna soosu tool ñu koy woowee la Lion vraiment awol ñu koy wax la Lion du Sénégal misaal pour waaw misaal rek pour wane ne jigéen ñi war nañ leen jox seen li ñu moom ndax comme allez-y doguma la soo amee question mun nga ko laaj honorable waaw li ma koy laaj tey mooy que ne ginnaaw bi ma ko ne président gis nga li yàlla def daje nañ hasard amul nan la gisee loolu nga xam ne ni Joe Biden wax na ko nee na buy tànn jigéen lay tànn ci wetam c'est dañuy wax ne toujours que derrière chaque grand homme il y a une grande dame nan la gisee élection ak élection américaine yi nga xam ne ñu ngi ci jublu ak li nga xam ne Joe Biden def na ko pour jël benn vice président boo xam ne nii day nekk moom ñu ngi xalaat ne tamit ñu lay nekk ñu lay jël ndax bu amee tey day mun a joxante ak Donald Trump vraiment nit ñu ñuul ñoo ko may ñuy xalaat ku mel ne Michelle Obama loolu xam naa ne bëgg nañ ci am xalaatam. honorable merci El Hadj maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu tam liggéey bi ngay def di ko defal TFM foofu ci Amérique. Joe Biden je pense que stratège la te yàgg na ci espace bi dafay am lu bëri surtout bu pressentir ku mel ni Michelle Obama. te dina profiter aussi ci erreur yi Trump def parce que mauvaise gestion bi mu def ci Covid bi rek ba tey jii am ngeen 60 000 cas. leneen li ci des mooy def na clin d'œil institution yi lu mel ni OMS nee na moom buñ ko falee dafay defaraat relation yi su ci boolee nag loolu dafa nekk benn valeur ajoutée boo xam ne nécessairement dafay fay et loolu fekk na aussi culture américaine parce que yéen ñi nga xam ne ay sénégalais lañ rek gis naa ni ngeen tojee question d'actualité bi au niveau des États-Unis waxtaane ko ak sénégalais de la diaspora yi jusqu'en France ngeen waxtaane ko ak opinion bi ci nit ñi am mu gën ñu encourager ñu di leen profiter di leen ci gërëm di leen sant parce que li ma doon reprocher société civile bi léegi ci seen ñàkk soutien yéen diaspora bi vraiment da ngeen def soutien de taille pour wane ne da ngeen soxla xam et que ci question bii ngeen bëggoon a xamee maa ngi leen ciy gërëm di leen sant te relever ngeen itam importance su jigéen. waaw justement parce que ñu ngi lay nuyu Ndaw dafa def benn lapsus bu révélateur la def parce que mi ngi lay def nee na Lion du Sénégal te ñun Lion du Bawol lan xamoon. xanaa El Hadj soo bëgg nga nekk candidat 2024. waaw Lion du Sénégal moom xam nga état bi ñoo ma ko njëkk a def 2018 bi ñu ma joxee sama récépissé. ak bi ma de mais kenn waxatu ko. 2024 kenn 2024 lu ma nekk candidat rek présidente lay doon. kenn waxatu ko. ni ko kenn waxatu ko. parrainage bi moom ki ko inventé woon dafa bëggoon am deuxième mandat rek. El Hadj kon mu ngi noonu kon ñu bàyyi la nga wéyal. wax nu itam. ci actualité États-Unis d'Amérique xam nañ communauté sénégalaise bu am solo nag moom ba fa nekk ñu ciy jaare di nuyu suñu compatriote mbokk doomu Sénégal yi nekk foofu yëpp États-Unis voilà waaw am na solo soxna Fati ba tey di wax ne tamit ni ki tey ñu ngi préparé beneen vol boo xam ne nii ci mbokk yi xam ne dañu bloqué woon fii ci États-Unis ñu war a ñëw di wax ne rek tamit ba tey ñu jàpp ne doy donte am na beneen vol boo xam ne nii ñu ngi koy waajal pour le 15 comme ça TFM mooy miroiru Sénégal fi ñuy waxee li nga xam ne nit ñi soxla nañ ko daal xam naa ne mbokk ñu ngi ñàkk di wax ne bu doon mën nañ leen ci gën a jàppale parce que ñi yaakaar naa ne ñi fi bloqué yëpp ñu mën a fii ak le 15 donte yaakaar nañ ne dinañu duwaat yoon bi pour nit ñi di mën a dem ak ñëw mais daal li ñu jàpp mooy que ne yaakaar nañ ne daal fii ak le 15 danañ amaat du ñàkk ñu am vraiment mbokk yoo xam ne nii danañ fi gën a bloqué wu leneen li nga xam ne tam mën nañ ko wax mooy troisième tranche bi nga xam ne nii ndimbal bi di war a jóge ci gouvernement bi ñëw ci Sénégalais yi ba léegi yegg foofu nit ñi taxaw di xaar dégg ngeen ko ci mbokk moom nga xam ne dañ doon dalal suñu micro waxee
dimbal bi fi ñu soxla parce que foofu dañ toll ci àddina bi. jërëjëf El Hadj Ndaw ñu koy jaajëfal bu baax ni jaajafalee sunu correspondant di la wax nga ni ñu États-Unis d'Amérique waa États-Unis yëpp rawatina communauté sénégalaise bi fa nekk xam ngeen ne ñu doon suivre miroir Covid 19 xàmmee ngeen El Hadj Ndaw ñi minul woon États-Unis d'Amérique dégg nañ ci El Hadj waa 116 bu leen wanee mu mel ni yaa ngi Sénégal ndax itam communauté bu am solo bi fa nekk ay sa tupp miin côté boobu nga kon ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom El Hadj Ndaw daal di dem allo présidence dellusiwaat léegi ndax Pape Cheikh itam noppi na ci kanam tuuti ngeen jàkkaarloo ak moom ci Yeewu Leen ñu dem xool yi allo présidence ñëw yëkkati jataay ci kàttanu Yàlla.